leen di nuyu jërëjëf waaw kay ñoo ngi nuyu ñëpp mbokk yi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci seetaan bi ngeen di seetaan RTS 2 rawatina nag émission Tam Tam Vacances fii ci Xurunaar mbokk yi nag wolof daf koy faral di wax macha allah lu tëgg tas tey nag mooy nag suñu dernière émission fii ci Pikine en tout cas pour Tam Tam Vacances lu tëgg tas waaye nag xam naa ne suñu mbokk yi ci émission bi yëpp danañ ko tëgg bu baax a baax ñu ciy nuyu nag artiste bu mag a mag bu nga xamante ne bi waa Pikine ku ko gis day kontaan muy Pagaye Mbaye Pagaye ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax en tout cas c'est un plaisir pour équipe bu RTS 2 nu ñëw fii te nag daje fi ak jeune bu nga xamante ne bi ci wàllu art bi moo ngi ciy def liggéey bu rafet RTS 2 mi ngi lay nuyu waaye di la sant di la gërëm bu baax a baax ak ñi nga àndal muy tout simplement jeunesse boo boole rek Pagaye. waaw yaa xam maa ngi lay fay. di wax nag ne lii ngeen def. doon na lu rëy ci ñun. dëgg la. vraiment tey ngeen ñëw ci gox bi te ñun amuñu lu dul Pikine. dëgg la. fii lañ amee lu nekk. kon tey bu ngeen ñëwee seet si ñu. Pikine gépp génn. très bien dañuy kontaan vraiment ci lii. jërëjëf di wax nag ne. waaw tey la tey daal dina métti dina yàgg. incha allah waaw gis nga. très bien Pagaye ñu ngi lay gërëm di la sant en tout cas di leen souhaiter plein succès ci lépp lu nga xamante ne bi yéen a ngi koy liggéey ci wàllu art bi mbokk yi nag di fàttali ne nag tey incha allah di ngeen gis ay sujet yu am solo parce que nag vive les vacances dinañ ci ànd ak ki nga xamante ne bi moom mooy Kodou madame Cissé ànd ci tamit bon plan ak Khady Didi mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dina ñëw ak yéen nag ci vraiment li nga xamante ne bii moom mooy daral ba muy Seras kenn du wax nag Pikine te doo wax Seras ci biir loolu nag ñu nar a recevoir bu ci kanamee gan gu mag monsieur Mbaye xam naa ne monsieur Mbaye bu mu ne monsieur Mbaye dina leen jaaxal tuuti waaye muy Mansour ñu xam ko nag muy acteur bu am solo di def liggéey bu rafet waaye nag di liggéey ci biir Seras mbokk yi dina am nag benn lutteur bu nga xamante ne bii gan gu mag lay doon waa Pikine la dana fi teew bu ci kanamee bu ñu jógee ci loolu nag mbokk yi daal di ñëwaat rek ak sunu xarit Pagaye Mbaye parce que nag moom ak vraiment ñi mu àndal dañuy tëgg dañuy fecc dañuy def chorégraphie waaye nag kon nag Pagaye kon dama war a daal di daagu tuuti rek dem fekk ji sama xarit yële xanaa ngeen accompagner ma ko man xaw ma ndax dama koy xaw ma naka lañ koy tuddee naka laa koy defee. yow daal da ngay daagu rek. damay daagu da ngay daagu waaw wan leen ma ni may daago. waaw dinaa la wan ni ngay daagoo. waaw. waaye ci biir loolu damay nuyu suma yaay dëgg la ak sama papa sama famille ak suma rak yi nga xam ne ñoom laay àndal di liggéey ndeysaan ñu ngi gërëm tamit sunu ministre bi ñu ngi koy gërëm bu baax d'accord di kontaan ci suma mag Akon très bien di ko gërëm ndax barki Dembo Ndiaye li mu def ak man ñëpp gis nañ ko te artiste bu mag la très vraiment di bég ci waa Pikine bu baax a baax tey moom fii du yomb dinañ ko toj ba mu toj incha allah waaw kon ma dem acca bu la neexee nag duñu def lu dul nag ànd ak madame Cissé Kodou Mohamed dem xool yi nag ci vive les vacances la nañu ci Kodou indil mën na nag waxtaan ak ñoom ci plateau bi kon nag ñu dem mbokk yi dellu siwaat waaw vacances yi jot na école yi ci plage bi ak xale yi mooy que plage bi soo xoolee souvent parents yi bëri bu ñu ñëwee dañuy surveiller seen doom buñ leen ñëwee boo leen luwee tànn sax pour ñu toog daal yii damay ànd ak moom géej parce que wóorul géej gi dafa garaaw mais aussi tam beneen côté dama koy déplorer mooy souvent bon da ngay gis xale bu jógee fu sore nef groupe te xamuñu leen fi indi dañuy ñëw sangu des fois da nga leen laaj doo xam fu ñu jógee boo ñu bàyyi leen seen i kër yi soit xaw ma fi de responsabilité des parents xaw ma ignorance la xaw ma dañuy ñëw fii duñu ànd ak benn mag dañuy ñëw rek bon nekk groupe quoi ay xare boo xoolee loolu dañ fi bëri ah. place bi am na sécurité quoi mais nag benn côté booy dañoo wax dëgër bopp quoi booy dañoo dëgër bopp parce que des fois même maître nageur sax dañuy wax pour booy yi pour ñu xaw a avancer ni mais daan booy yoo xam ne dañuy bañ quoi xam nga loolu tamit ñoom tamit war nañu mën a wax ak booy bu baax quoi si loolu. géej gi tamit bon am na sécurité amul sécurité parce que xale yi ku xool xale yi suñ leen surveiller bu baax rek daañu lap quoi waaw loolu moom am na. mais même xale yi ne groupe ci biir. am na ñoo xamante ni ñi ngi suñu leen surveiller bu baax daañu naan ndox bi te su boobaa daañu sonn. bon loolu bu amee da ngay ñëw da ngay sécuriser
surveillance di leen bàyyi xel xam ne ñoom rek a ñëw soo gisee benn danger rek da ngay dugg si géej gi ne leen orienté leen ne leen def leen nii parce que géej gi ñëpp a ko bokk donc comme c'est une plage publique mënu leen tere ñu sangu te xale yi jógee ba ay fu ne des fois ñu jógee ay bëgguma tuuti dëkk mais dañuy jógee fu ne di dox ba ay kilomètres des fois ñoo ñàkk tooy xepp ñoo si plage bi nga xam ne ñii dañoo dox sori bu ñu ñëwee xamuñu fu ñu war a sangoo amuñu parent bu leen guidé amuñu ku ñu ragal donc yow li nga mën a def rek mooy jël sa temps di sécuriser di bàyyi xel bu ñu duggee fu naka su dul noonu rek nga ñëw dugg orienté leen teg leen sur la bonne voie. Vacances yi jot na école yi tëj na xale yaa ngi kontaan. ay cours de natation defaguñ ko mais nekk na suñu projet pour koo xam ne ñun am nañ fi des centaines de maîtres nageurs yoo xam ne dinañ commencé def ay cours di jàngal seen i doom ku bëgg a inscrire loolu yëpp dinañ ko xool nan lañ def képp koo xam ne bëgg nga sa doom mu ñëw jàng fay ñu mën la jàngal fay tranquillement sur la paille wan la ñi nga xam ne même boo rawee sax dinoo mën a génnee sa bopp parce que même boo mënul fay mais bul dik fii Sénégal dañu war a mën a jàngal xale yi ñu fay xale bu ndaw parce que fay dafa bokk si loo xam ne ni da koy sauver ndax xale bu demee ba benn âge bi rek géej dafa nekk loo xam ne da koy bëgg dem day topp ay moromam léegi ba bu fekkee mënul fay xamul bu duggee si géej bu amee problème nan lay sauver loolu dafa nekk un danger donc comme ni ngay duggee sa doom di ko jàngale école pour man boobu depuis le bas âge war nga ko yóbbu piscine jàngal ko fay jàngal ko les préceptes ba nga xam ne bu ñëwee si géej du am benn problème dina mën a fay sans problème dina mën a ñëw même bu amee problème tamit balaa muy dem dinañ ko jën a jëli xam ñoo xam ne tam seen i doom dañuy ñëw am problème mais da nga gis xale bi tenir avant maître nageur ñëw dina tenir ba bu ko gars yi fekkee foofu dinañ ko mën a génne loolu je crois que loolu parent bu ne war nga si mën a bàyyi sa xel soo amee doom bu mu war a mën a toll âge yu mën fay natation bu léegi ñëpp xam nañ mooy sport le plus complet c'est lépp lay liggéey de la tête jusqu'aux pieds donc même bu dul dara question de santé la santé mentale santé physique te natation da lay may force comprendre nga en plus géej da lay massé donc yow ni ngay nekkee à l'aise boo nekkee géej noonu loolu la natation di la defal donc c'est un sport extrêmement complet boo xam ne bàyyiwul dara même bu dul dara waxuma sax côté mën fee ak loolu mais dafa nekk sport te képp xam nañ le sport c'est la santé le sport c'est la vie. mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi remercier Kodou Mohamed ak équipe ba mu àndaloon yëpp waaye nag mbokk yi di leen fàttali nag ne ñu ngi fii nag ci xurunaar fi nga xamante ne bii fii la ñu dooree sunu tam-tam vacances muy nag dernier jour bi te nag maa ngi leen koy wax sànq dernier jour bi dana xumb te dana neex te nag dana bëri ay surprise yu mag Kodou Mohamed kontaan rek vraiment ci sa teewaay fii parce que nag saa su ne da nga ñuy indi lu nga xamante ne bii daf ñuy jëriñ ba noppi nag jëriñ suñu njaboot yi waaw nag li nga ñu indil yaakaar naa ne parents yu bëri Kodou bu nu ko xoolee dina ne ah dëgg la parce que nag yenn at yi Kodou xale yi kenn dootu leen mën a téye. dëgg la maman yaa xam man nag li ma lay laaj rek mooy ndax mën nga fay. kan man Kodou man Bawol laa jóge de doon naa jàng waaye nag wax dëgg yàlla su ma nekkee si géej ci tefes gi daal laay toog waaw yaru kon nag daal mënoo waaw ba pare sol sër nag boole ci maa ngi yow a yem kon waaye Khady di moom xam naa ne moom du ma ko laaj waa Ndar ndax moom ndax la dëkk waa Ndar la donc xam na naka la ñuy féyee maa ngi yow noo yooyee man maa ngi bàyyeekoo Saalum Saalum ku ko xam-xam ne amuñu géej bras de mer la ñu am donc du coup man mii dama bokk si mag ñooñu nga xamante ne si mënuñu féy tout à fait mu nekk loo xamante ne si lu regrettable la li may jàpp rek ci sunu waajooju nga xam ne moom mu ngi tudd Aada nekk foofu ci plage BCEAO mooy dafa wax lu am solo mu ne dañu waroon a fexe ba nga xam ne njàngale li nga xam ne moom moo di fee ñu dugal ko ci curricula bi maanaam ñu boole ko ci éducation physique tout à fait nga xamante ne ni obligatoirement xale bi day jàng fee ndaxte dina dem ba jëmmi jamono géej gi day mel ni lu koy woo di ngay faral di dégg mag ñi naan vacances yi góor gi day maanaam astafurla mag ñi dañuy faral di wax ne vacances yi géej gi daa mel ni day wootal xale yi ba nga xamante ne si yenn saa yi dañuy wàcc ànd ak seeni xarit wala seen xarit yi en tout cas influencé leen ba ñu dem géej ñu dem mënuñu fay dugg mara day taali am ñu fa yem tout à fait man mii am naa benn cousin boo xamante ne si jamono ji xëy na waroon na am ñaar fukki at ak lu tegal mi ngi ñàkk bakkanam ci plage boobu noonu boobu mi ngi doon def entrée en 6e
jóge école ànd ak ay waa xaritam ñu dem foofu la yem. Alors c'est vrai que comme yaa ngi wax sa cousin mais je pense que c'est le cas de pas mal d'enfants ñi ngi justement di massawu parents yooyu te à chaque fois nag en tout cas li ñuy ci dugal aussi mooy vraiment jàppale parents yi parce que léeg-léeg xëy na sax di nga ko xalaat waaye xëy na doo ko def Khady di laata may ñëwaat ci code Mohamed Khady ñu gis nag ne que vraiment c'est extrêmement important ñu ngi koy wax ça aurait été bien ñu dugal ko ci enseignement bi c'est vrai que am na yenn école yu nga xam ne dañ ko ciy dugal parce que comme ni ma ko junjee sànq xale yi à un certain âge kenn mënatu leen téye et comme a dit Kodou y a l'influence des autres donc dañuy dem plage donc ñu góorgóorlu ci di leen jàngal fay laata nag jëye di am Khady. dëgg la yaa xam li nga wax yëpp noonu la parce que géej gi moom xale yi kenn mënu leen téye. le micro Khady. xale yi kenn mënu leen téye parce que à chaque fois yow da ngay nekk ak sa njaboot sax xëy ndekete génn nañ dem géej te yëgoo leen. ba pare fay dafa am solo parce que boo amee asthme sax booy def natation da koy faj. donc natation lu baax la. même bu dul pour dem foo wala leneen. mën na la faj. ci lu bëre tout à fait waaw Kodou ci biir loolu nag gis nañ ne que ñëw nañ ci li nga xamante ne bi jàngal fee bi moo am solo waaye tamit léeg-léeg tamit Kodou di indiquer plage yi nga xam ne xale yi waruñu ci sangu. Kodou dafa am solo parce que façon plage bu ne la sunu njaboot yi di dem. dëgg la parce que dafa am plage yi nga xam ne dañuy wax baignade bi dañ ko fa autorisé. plage bi ñu nekkoon nii muy BCEAO xam naa Khady dina si ñëw. plage bu ñu autorisé la. mais dañ ko surveiller. am na yoo xamante ne si nag autorisé wuñ ko du tout. dañ koy bañ daal maanaam. waaw kenn waru en fa fait sangu. nangu nañu ko. waaye dañ koy xool daal. maanaam dafa am ñoo xam ne dañ lay gàgganti. di la wax fan ngay jaax ak fan nga dul jaax. donc plage boobu noonu la. boo demee dinañ la wax nan nga war a féeyee fan nga war a moytu yan moment nga war a dugg parce que am na moment boo xam ne aussi géej gi day yéeg. donc li ma bëggoon a ñëw aussi mooy le fait que comme ni ko maman Khady waxee. yenn saa yi parents yi du ñu yëg sax ne seen doom yi ñu ngi géej. xam nga loolu tamit dafa doy waar parce que wax na ko nee na yenn saa yi da ngay gis groupe xale ñëw ñu jógee fu sori parce que plage boobu tey ñu ngi fii Pikine Xurunaar mooy am na xale am na ñu fiy jógee di dem foofu am na ñuy jógee géej waaye di fa dem am ñuy jógee Kër Massar di fa dem donc dafa ñu bëri dañ fay converger waaye daal li ma mën a wax rek mooy à partir de 5 jëm 6 ans il faut que ñu bàyyi xel di jàngal xale yi fay loolu moo koy li koy sauver ëllëg mooy li nga xam ne dina ko aar même bu fekkee ne dem na sax yow sa xel dina mën a dal. très bien alors Kodou nag léeg-léeg xam naa ne nag dina am ñu ñuy seetaan ñu ne waa dëgg la yéen a ngi wax ñu jàngal xale yi ñu fay waaye léeg-léeg nag piscine yeeg yooyu dafay cher est-ce que tu aurais peut-être une solution par rapport à ça parce qu'il faut dire aussi que au niveau des plages il y a quand même des maîtres nageurs. effectivement comme aada boobu nga gis ku dem plage BCEAO moom dina la jàngal am na ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne dañ ko dee def gratuitement parce que lépp dafa bokk ci wàllu prévention am na yeneen plage yoo xamante ne si xam naa Khady moom nga xam ne moom moo sàlloo lépp luy bon plan vacances dina ñëw ci plage yooyu bu ci nekk aussi dina wax lan ak lan lañ fay def mais daal xam naa ne ñi nga xam ne mën nañ yóbbu seen doom yi piscine comme piscine olympique ñoom dañuy def sax abonnement mais bu fekkee ne dafay xaw a njëg gi dafay xaw a cher plage boo munti dem rek ne da nga bëgg a fay dinañ la jàngal ñun ñii man ak yow c'est pas trop tard mais xëy na ragal bi mooy tax ba duñ ko def man mii ragal bi moo tax yàgg nañ ma wax kaay ñu wan la mais da ngay ragal donc xale bi dès le bas âge dañ koy jàngal mu maîtriser sa peur de l'eau absolument et puis aussi jàngal ko à s'amuser avec l'eau parce qu'on s'amuse man ak yow xam nga bu ñu demee rek dañuy def suñu pare woo rek daal di patax xam nga après daal di génn yem si vague yi et puis sax Kodou ma wax la benn secret am na benn concours boo xamante ne bi réussiroon naa ko waaye ñàkk mën a fay rek a tax deew ma donc c'était compliqué donc man gis nga ne fi ngeen toll nii doo leen mënati fay donc muy yow yaa xam muy maman Khady muy man année prochaine xam naa année bi moom les plans ont déjà été tracés. tout à fait nañu fexe année prochaine. ci bu fekkee vacances ne defuñu ko ak ñu ñuy seetaan ñu boole ci seen programme de vacances pour xale yi li nga xam ne moom moo di jàng fee. très bien alors Kodou Mohamed on va terminer mu nekk nag vive les vacances nekk chronique bi nga xamante ne bi durant vraiment vacances yi nga xam ne dañ ko nar a passé une partie ci banlieue bi Kodou di nga ci ñëwaat ci daal ay mbir yu nga xamante ne bi danañu jëriñ lool ci vacances yi Kodou on va terminer.
voilà donc loolu laa rek laa amoon ndénkaay léegi man ak yow nag suñu neexee mën nañu ut benn week-end dëgg la ñu dem fenn foo xam ne benn xale bu mel ni genre Khady gi du ñu fa seetaan di ñu tooñ très bien comme ça ñu jàngi fii man ak yow très bien alors quand on te retrouve la semaine prochaine Inch'Allah voilà ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi ñu xuus nag ci émission Tam Tam vacances fii ci banlieue bi à Pikine di fàttali nag nekk tey la dernier jour bi nga xamante ne bi dañu koy passé Pikine mënuñoo wër Pikine waaye dem nañ nag ci ay gox dugg nañ ci ay gox-goxaan indi ay sujets yi nga xamante ne bi jëmale ko ci Pikine mbokk yi gis ngeen nag nekk vraiment suñu plateau bu yanj bi suñu xarit yi ñoo ngi fii tëggukatu sabar yi dinañu ci ñëw ba ci kanamee waaye nag mbokk yi duñu def rek lu dul parce que ku ne vacances daal dina nag ay bon plan ñu ànd ak Khady di dem xool sujet bu mu ñu indil bon plan Tam Tam vacances mbokk yi dellu si waat mën cee waxtaan ak Didi. vacances yi moom dundu jàmm rek waaw lu ñu fi soxla moom ñu ngi fi am parce que ñu ngi fiy lekk añ na ñu fi la ñu añee ñu andi suñu attaay suñu lépp mais fii moom am na sécurité ndax sànq ba ñu demee di sangu après xale bi am na ku doon gaar daf ne nañ demee côté bële parce que fii wóorul. case yi moom rafet na ak lu ñu ko luwee moom xéwal lañ ci def moom mais yàlla baax na neex na moom ñu ngi dund vacances yi. waaw seddal xol yi ñëw fii yendu fi toog jënd añ ci gaa yi añ teg ataaya bi gis nga yaa ngi gis soxna see ngi ataaya macha allah gis nga xanaa après mu invité leen si njogonal bi rek. plage bi dañ ko organiser à telle enseigne que képp ku ñëw xam nga fooy sangu xam nga fooy toog xam nga fooy jaayee te xam nga aussi fan nga war a mën a nekk ba sa plage nekk à l'aise en plus on travaille avec la gendarmerie et la police mooy képp koo xam ne ñëw nga fi naka def naka sudul noonu te xamuñu la dañ lay jàpp yóbbu la chez les policiers wala les gendarmes. boo xoolee ba banlieue bi li ñuy ñëw bëri na mais souvent ay famille ñoo ëpp li ñëw dans la journée famille yoo xam ne dañuy ñëw ak seen i njaboot loolu moo wutale yeneen plage yoo xam ne ay couple la ñëw fii ay famille ñoo fi agsi dañuy ñëw ak seen jabar seen i soxna ñëw yendu si bon am nañu jógee ba ay Kër Massar ñuy jóge ay Thiès ñuy jóge ay Tivaouane ñi partout au Sénégal ah parce que plage dafa nekk une plage léegi bu nañ réputé quoi léegi ñu bëri dañ koy dégg kumba bi da leen fi indi ñu bëgg ñëw xool bëgg xam bëgg gis. man nag yàgg naa fi ñëw quoi presque chaque dimanche dama fi ñëw quoi mais des fois man kese maa fi ñëw quoi. mais tey da nga ànd ak. waaw tey moom dama nekk famille bi waaw ak xale yeeg yooyu xam nga waaw ñu ñëw xam nga noppaleku nii tuuti. waaw non ñun ma bu ñu ñëw dañuy àndaale lekk quoi amaana xale yi soxla fi dara ñu jëndal leen yooyu noonu. Ouais, la plage elle est bien, elle est propre, il y a une bonne ambiance et c'est touristique, c'est un beau lieu. Vous venez avec la famille en plus. Ouais, c'est un beau lieu. Pour se reposer au calme, pour profiter des vacances. Les gens sont accueillants et tout. nii ñi ngi bàyyi xel ñu fiy sangu même bu ñu la léewul sax nañ la bàyyi xel bu fekkee na nga nekk en danger ñu mën la secourir ndax des fois da ngay gis ay ñu indi seen i doom mais ñun ñooy ñëw ba si ñoom ne leen ah fii kat neexul est-ce que du ngeen toogee nii parce que du question louer tente rek mais dañuy louer par surveiller parce qu'on a deux missions mooy bu ñu louer mais même boo ñëwul louer tam mais pour suñu réputation plage bi quoi. mbokk yi ak xarit yi ñuy seetaan ku ne vive les vacances nag yaakaar naa ne bon plan nga ci war a teg kon nag fa koor du demee woon fa la Khady tamit demoo woon indil ñu li nga xamante ne bii moom mooy bon plan Khady Didi waa c'est vrai nag léeg-léeg ma ne Khady léeg-léeg ma ne Didi waaye Khady Didi kenn la ci ñun Khady ñu kontaan loolu nag ci bon plan bi parce que nag wax dëgg yàlla léeg-léeg ci vacances yi dañu naan waa fan nañu mën a dem te nag li ma neex ci li nga indi tey mooy danoo dem foo xamante ne bii famille dañ fa bëri papa ak yaay ak doom ànd nañ koy faral di def waay c'est vrai que léeg-léeg dañu naan vraiment temps amul waaye gis nga xale yi boo àndee ak sa jëkkër wala nga ànd ak sa jabar passé ak ñoom ne serait-ce que 2 heures de temps wallaay ça fait énormément plaisir Khady merci beaucoup kon nag defe naa ne man sax dinaa waaxu dem fële ca plage u BCEAO bi dina si baax ànd ak njaboot gi dina si baax yaa xam parce que defuñu dara demuñu fu sori BCEAO mi ngi fii si ginnaaw parce que dégg nañ ki ñu doon interroger nee na presque waa banlieue bi yëpp foofu la ñuy nekk dëgg la donc weer bi ñu nekk weeru août la xam nga août ñu bëri dañuy jël vacances si la ñuy profité jël congé parce que les enfants sont en vacances tout à fait donc raison pour laquelle ñu war a ànd ak suñu njaboot yi dem fenn fu rafet fu neex noppalu ko
parce que ku liggéey at nag war am benn weer pour mën a noppalu ko. xarit di waaw léegi moo tax ma tey doxantu woon rek ba plage yu BCEAO gis nga yu rafet ya fa nekk ba pare am na lekk am na lépp ba pare yëpp ci anam gu set wecc ba pare foofu noonu plage bi c'est autorisé loolu moo ci gën a am importance c'est autorisé en plus sécurisé nañ ko à part que nee nañu dimanche yi dafay bëri nit d'accord donc nit yu bëri yooyu day tax ba sécurité bi day xaw a wàññeeku tuuti donc ñooñu loolu la ñuy xaw a déplorer nee nañ ñi ngi ñaan pour ñu yokkal leen sécurité bi en même temps ñu yokk maître nageur yi parce que ñu bëri ñu fa nekk dañ koy def bénévolement parce que ay xale yi dëkk ci koñ bala donc xam nga boo ñëwee gis kenn ku war a dara war la dal il faut nga dimbali ko loolu la mais ñoom nag loolu rek la ñuy ñaxtu nee nañ yokk sécurité bi en même temps nañ def maître nageur yi bëri. très bien alors defe naa ne loolu nga wax Khady dafa am solo ñu gis nag ne que vraiment ay jaaykat ñi fa et cetera te yaakaar naa ne tamit ci côté cet gi defe naa ne loolu tamit dana ci am solo parce que ay xale dañ fay ñëw te nag plage aussi dañu soxla plage bi set xam naa loolu moo tax xëy na nag vacances vertes xëy na dana fa waaxu Khady gis naa fa nag ay madd waaye dafa mel ni tamit madd yi dafa mel ni dama kaa gis ci côté Sophie sama xarit Sophie muy chef Sophie mbokk yi nag mi ngi fii ci suñu plateau parce que nag suñu waxee vacances mbokk yi defe naa ne la ñuy Sophie indil man daal dama koy laaj parce que daal gis naa madd gis naa daal ay yu nga xamante ne bi dafa mel ne ay jus chef Sophie maa ngi lay nuyu c'est un plaisir ñëw ak yow fii ci banlieue bi Sophie ci gastro Sophie lan nga ñu indil tey maa ngi lay nuyu bu baax a baax Sophie maa ngi lay fay yaa xam xanaa kontaan rek bokk ak yéen plateau bi waaw comme ni nga ko gisee nii gis nga sama table tey tam-tam vacances la ñu wax waaw dañu innové rek tey ñu andi ay cocktails yoo xamante ne ni ay produits locaux la ñu andi très bien andi naa tey los de morlam waaw andi naa jus de bissap andi naa jus de bouille waaw ci kanam tuuti tamit dinaa def benn cocktail de mangue waaw dinaa defar aussi madd xam nga loolu yëpp dañ koy utiliser ci li nga xamante ne ni mooy vacances bi dëgg la da ciy am solo trop macha très très bien waaye madd bi xam naa ne Sophie ji nga ñu wax bu ci kanamee noo koy def waaye man bëggoon naa parce que xam nga madd lu ñu waxee vacances léeg-léeg da ngay jël madd bi daal di jël suukar def ko jël sa xorom ak sa kaani daal di koy def léeg-léeg nga capp ci macha allah dafay baax est-ce que bu ci kanamee mën nga maa defaral benn bu mel noonu nga indil ma ko fii ñu xaw ko partager tuuti kon nag Sophie ñu bàyyi la nga continuer li nga xamante ne bi yaa ngi koy def bu ko defee ñu mën a nag daal di xuus ci émission bi jus wu lan la exactement jus yi am na los de morlam mooy cocktail de bouille bi waaw am na bissap am na cocktail de mangue waaw am na jus de madde da nga koo defar ba mu pare waaw lépp pare na waa xam nga nag waa banlieue dañoo am teranga léegi damaa bëggoon nag Sophie sama xarit Didi ak sama xarit Koddu nga xaw leen ko baaxee parce que ñoom ci kàttanu yàlla léegi ñu quitté plateau bi ku nekk na ma wax rek bi nga bëgg ma andi la ko léegi ban nga bëgg kii Khady jus de madde parce que moo nekk nii actualité Koddu ban nga bëgg mën na los de morlam bee ma jaaxal très bien moom miin na los de morlam waaw kon nga yegg si suñu plateau bi Sophie bu ko defee nga indil ñu li nga xamante ne bi moom mooy jus yi daal di koy jox suñu xarit yi mbokk yi may fàttali nag suñu page Facebook bi am na solo parce que émission tam-tam vacances daf ciy daw bu baax a baax RTS tam-tam RTS 2 di fàttali nag suñu heure de diffusion yi après le journal de 20h dana am inchallah bu ko defee ñu rediffuser waat ko à 11h mbokk yi kon nag le temps que Sophie di teral Khady Didi ak Kodou Bigué ñu ngi lay gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax rendez-vous la semaine prochaine inchallah waaw maa lay remercier bu baax a baax yaa xam di la jox rendez-vous rek pour yeneen conseil pour les enfants toujours ci vacances yi mais remercier rek très rapidement Miss Toura bi nga xam ne moom ma habillé nekk Point E rue Kolda téléphone 78 472 53 03 à la semaine prochaine Khady Didi yaa xam maa ngi lay remercier di la tàggu naan lan ba semaine prochaine si yeneen bon plan vacances parce que vacances lañ nekk moom kay dañuy ànd rek di taxawaalu tout simplement alors ñu ne nag vraiment tam-tam vacances en direct ci sunu page Facebook mun ngeen ko seetaan mbokk yi kon nag Sophie ngi noonu ak ay terangam ñu kontaan ci loolu sama bos ba ca kanam man Sophie loo ma jox rek baax na parce que xam naa ne lu baax rek ngay def mbokk yi ñu ñëw nag ànd ak Del Malick parce que nag ku ne Pikine wax Seras mu am histoire
recevoir mbokk yi ki ñu war a recevoir nag fii ci sunu plateau après élément bi nekk benn acteur bu mag bu nga xamante ne bi nit ñi xam nañ ko Sénégal safoo nañu ko waaye nag mbokk yi ci tam-tam bi damaa bëgg ngeen toog ba mu jeex parce que daal am nañu fi ay surprise yu nga xamante ne bi ñoo ngi leen di xaar ñu dem xooli élément daral bi dellu si waat waxtaan ak sunu invité bi ñu dem dellu si. voilà fii buntu bi moom mooy buntu bi nekk diggante Sogas ak Darolu xar yi ndax pratiquement xar yi ñuy rey ci biir abattoir yëpp ci daral bi lay jóge xar yi ak béy yi donc suñuy jóge ci daral bi fii la ñuy transiter pour egg ci salle d'abattage bi. fii mooy saalu xar ak béy donc fii bés bu yàlla sàkk nan fi mun a liggéey bu néew ba néew junni ak juróomi téeméer xar ak béy. donc fii la ñuy defaree yeel yi ak laxas yi pour won leen ne que du ay góor rek a fi yëngu mais ay jigéen aussi ñu ngi fi ay xale ay jànq ay mère de famille yoo xam ne lii la ñu yore seen kër te liggéey bu am importance lañ fiy def. Seras, c'est la société d'exploitation des ressources animales du Sénégal. Abattoir bi mu njëkkee ay abattoirs municipaux la woon après abattoirs municipaux yi mu nekk Seras Seras boobu ni daral bi jegee abattoirs yi ak fii yëpp ñu tuddee ko Seras tur boobu di dem di law mais temps bi ñuy wax Seras kooku société publique la woon ñu dem ba mu yàgg ñu privatiser ci dara état bi am lu mu ci yor jamono di dox ba mu yàgg et ñu privatiser ko entièrement la gestion là mu devenir société de gestion des abattoirs du Sénégal la Sogas donc Sogas mu nekk privé mais la structure appartient à l'État les bâtiments appartiennent à l'État daral bi mu ngi fi ñëw vers les années 60 boobu temps daral bi mu ngi jóge ci Fass fi wetu maison du parti socialiste fu mu nekk actuellement avant ça daral bi nekkoon na ci wetu abattoir booru rue 5 bi ñuy jaayee yàpp actuellement ci Médina abattoir yi tamit nekkoon foofu ci wetu cimetière yi moo tax cimetière u Ndakaar yi également ñuy naan abattoir yi ca Ndakaaru parce que abattoir yi soriwuñu woon cimetière bi daral bi jógee foofu bu ñëw au niveau de Fass bi ñu jógee Fass avec boobu le président du conseil Mamadou Dia moo leen bëggoon toxal Thierno Seydou Nourou assisté ay mbokkam parce que ay taalibeem ñoo fa nekkoon mu assisté leen ba ñu andi leen fii mais bi ñu njëkkee ñëw fii mag ñi nee nañu ci ginnaaw abattoir bële ci booru tali bi foofu lañ leen tegoon bi ñu leen tegee foofu comme abattoir yi ñoo fi jiitu woon ñoom ñoo njëkk a installé parce que abattoir ñu ngi ko construit en 1956 ñi fa nekkoon boobu temps ay tubaab lañu dey mag ñi fi nekkoon ne leen yéen de dellu leen ci sëriñ bi ngeen wax ko mu dem ñaani état bi wan ne fii moo gën a baax ci yéen ci koom-koom ci alal ci liy dox ci alal ci diggante bi daral bi ci koom-koomu réew mi ak koom-koomu capitale bi région bi ak koom-koomu département Pikine daral bi am na rôle bu doy waar bu mu ci joué bu mu ci joué parce que nag soo ko xaymaa ci ndànk wóor la ne flux financier ak joxlante ak yooyu lu du manqué téeméeri million presque par bis ndawalu Ndakaaru par bis juróomi téeméeri nag la ak ñetti junni xar ak béy moom la Ndakaaru di lekk à peu près par bis mooy ndawalam marché bi gën a mag mun naa wax sax dans une ville africaine marché bi gën a mag ci daral ci xar daral bii la. lépp lu fi xas ba yegsi xam leen ne vétérinaire xool na ko ba ne yàpp bi lu mucc ci ayib la nit mën na ko jëriñoo mën na ko jëfandikoo donc lu fi dugg si fii rek c'est parce que dafa nekk loo xam ne
nit mën na ko lekk sans problème. waaw ñoo ngi gërëm bu baax nag suñu xarit Del Malick mu nekk nag reportage bu am solo parce que yaakaar naa ne nag mbokk yi mënuñu woon ñëw ba Pikine di fi def tam-tam vacances te duñu yegg fële ca Seras ca Daral ba mbokk yi damay am mbégte lool di recevoir monsieur Mansour Mbaye moom nag di fa liggéey waaye nag nekk acteur bu nga xamante ne bi sénégalais yi xam nañ ko sopp nañ ko monsieur Mbaye ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax ci plateau RTS 2 en tout cas c'est un honneur pour l'équipe di la recevoir fii ci Pikine. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilah macha allah la hawla wala quwwata illa billah ñoo ngi sant yàlla bu baax di jul ci yonent bi di sant waa àddina bi yëpp di leen nuyu. surtout yéen ngeen xam ni tey bi fii télé yi léegi la fi télé yi ñëw mais yéen a fi njëkk a nekk muy RTS 1. ba tey ngeen dem ba ci 2. di leen ñaanal yàlla barkeel télé bi. ba seen émission yi ngeen di def. mu gën a jëm ca kaw a kaw. jërëjëf en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa teewaay waaye mbokk yi nag xam ngeen ne saa su ne nag su ma amee ay invité dama ciy ànd ak taskatu xibaar bu ñu duppee El Hadj Thierno Dramé El Hadj Thierno Dramé maa ngi lay nuyu c'est toujours un plaisir waaye nag ma commencé nostalgique Thierno parce que tey le dernier jour bu nga xamante ne bi RTS 2 ci tam-tam vacances yi daf koy passé fii ci Pikine ñu ngi ci xurunaar waaye nag di fàttali rek ne que vraiment dinañ xuus encore ci banlieue bi waaye tey daal dana neex te dana xumb Thierno. Inch'Allah. En tout cas on l'espère parce que ba ñuy jug loolu la woon mooy découvrir xam nga démb rek ñu ko doon waxaat divertissement intelligent profiter des vacances foo kafre mais jàngale tout à fait je pense que bi ñuy ñëw Pikine am na lu bëri loo xamante ne ni xamuñu ko woon dëgg la découvrir nañ ko et je pense que ci dynamique bi ñu nekk noonu la ñu fas yéene continuer bu ñu demee Guédiawaye ak yeneen gox yi nga xamante ni fas yéene nañ fa teg suñu tànk donc vraiment macha allah. waaw Thierno dañuy gis nag ne que boobu ba léegi Pikine yu bëri ñu déplacé Dakar daf fi dajaloo parce que tamit xam nga abattoir ñu ngi koy wax côté cimetière bi donc loolu tamit dañ ko déplacé ñu ne ñi ngi ko teg ay année 1960 mu nekk daal sur le plan économique comme ni ñu ko déggee ci reportage Del Mali bi mu nekk lu am solo parce que téeméeri million quand même du ay caaxaan te ñu gis nag ne que vraiment xar yeeg bëy yeeg ak la fay xew yëpp mbokk yi waa Dakar daal il faut que ñu gërëm nag waa Seras nag parce que ndawal li ñuy lekk yëpp nag wax dëgg yàlla fa lay jógee Thierno. waaw dafa toftalu ci marché Zeng marché syndicat ak marché au poisson syndicat boo reeree ba suur wala nga añ ba suur ñoo lay jox dessert xam nga marché poisson mooy ndawal li wallaay léegi nag boo ñëwee Pikine da ngay tànn bu la neexee nga togg jën bu la neexee nga togg yàpp bu la neexee dem marché poisson bu la neexee dem Seras ba pare boo jigéen nga dem syndicat jënd kon naa war nañoo fonk Pikine bu baax a baax monsieur Mbaye waaw bu baax parce que Pikine li fi nekk dafa bari dëgg la bon te wax dëggante yàlla yéen it li ngeen def xamu leen ko ndax fu lu mel ni banlieue mënu leen def émission ci Sénégal ba mu daj te ñëwu leen fi dëgg la fi ngeen tànn nag defee fi émission xamul leen lan moo tax ngeen def ko mais avec le temps di ngeen comprendre Inch'Allah parce que sama rakk ji dafa wax lu am solo addina moom bu la yàlla dimbalee ngay liggéey am ci looy nekk lekk gu baax moom nga bëgg dëgg la te ku xam lekk gu baax jën moo tax ñuy wax te banlieue la nekk yàpp moo tax ñuy wax te banlieue la nekk syndicat tax ñuy wax te banlieue la nekk kon banlieue ngàcce ngalam waaw gis nga alors pour ñu rester un peu ci dynamique boobu parce que Mansour Mbaye wax nga ko dafa am double casquette dañ ko invité 2 raisons 3 première bi mooy évidemment Pikine la dëkk. tout à fait donc Pikine la. Deuxième ak troisième bi mooy il est comédien mais également il est opérateur économique parce que. ci Seras bi lay liggéey fa lay yëngu actionnaire la Sogas en même temps chevillère la man chevillère laa bëgg. nga chevillage voilà chevillage nga tegtal ñu lan mooy chevillage. waaw xam nga loo gis ci àddina dafa am grossiste. loo gis ci àddina rek am na koo xam ne mooy livret détaillant yi. chevillard mooy ki nga xam ni mooy dem di jënd ay 30 bëf ay 40 nag wala 50 di ko abattre par jour
kooku mooy jaay boucher détaillant yi. mooy ñi nekk ci marché yi ay Sandaga Kermel marché Zinc. dañuy xëy 4 heures du matin. ñëw jënd si pour dem yóbbu ko ci marché yi. très bien pour askan bi mën a jot ci yàpp bi. d'accord chouviard yi nag mooy ñooñu nga xam ni. ñooy dem ci marché luuma yi ay Daara. Daara Jolof ay Bambey ay Njaareem. ay Mali. ay Kédougou. di jënd ay nag di ko indi. pour yàpp bañ a manqué fii ci réew mi. gis ngeen information yi nga xamante ne bi Thierno jot nañ ko am ci mbirum Seras bi parce que nag Thierno wax dëgg yàlla ba nu ñëwee Pikine ba léegi Thierno ay information yu am solo gis nga Seras sur le plan économique gis nga Seras kañ lañ ko toxal vraiment daal comme niñ ko faral di waxee nga ne divertissement intelligent. waaw loolu ci RTS2 la lay xewee. ah mooy suñu credo. foo neex na. mais di foo di jàng aussi. tout à fait dafa am solo. waaw xam nga parce que biñ fi ñëwee. mooy li ñu doon wax sànq jëlee nañ fi ay xibaar yoo xam ne. mënoon nañ daanaka dund ba dee duñ ko xam. dëgg la mais ñi toog seen kër aussi di seetaan. parce que ñooñu ñu taxaw jóge du suñu culture générale bopp. parce que bu loolu il aurait simplement fallu que ñu déplacé ñëw Pikine loo bëgg am comme information di nga ko am. exactement mais ñun suñu mission. bu ñu nee encore plus proche de vous. mooy fexe nu ngi leen gën a jege. ñëw ci yéen. mais la ngeen am aussi bëgg askan wi xam ko wala ñun li ñu yaakaar askan wi war nañ ko mën a xam. ci gox bi ngeen dëkk. ñu taataan xibaar yooyu jox leen ko je pense que loolu la ñuy mooy suñu mission moom lañu moo ñu tax a jóg te am naa yaakaar ne ñu ngi ciy góorgóorlu. di ñaan yàlla rek mu xet doole. tout à fait alors Thierno c'est vrai que nag dañu doon gis monsieur Mansour Mbaye sénégalais yi xamee ko ci Père Zora waaye dañuy fàtte mbokk yi nekk acteur yu bëri. comédien yu bëri c'est vrai que théâtre bi sax na seen xol waaye nag ñoo ngi bay seen waar di liggéey ma bëggoon nag monsieur Mbaye nga ñëw ak ñun ci sa carrière parce que yaakaar naa ne ci biir Seras ak ci mbirum daal li ngay yëngu defe naa ne am nga histoire bu nga xamante ne bi war nga ñu ko mën a baaxee te nag vraiment nga def ci ab diir nag. voilà bon avant may yeggale foofu. sama carrière dafa am ku ci joué lu mag. muy Cheikh Tidiane Diop. Cheikh Tidiane Diop. yàlla na ko yàlla yërëm. te yeexee ko. amiin. kooku ginnaaw yàlla tey. lu ma am ci art ba am métier ndax métier bi ma am. art bi moo tax ma am ko. ah ci nga jaaree Thierno tu vois encore. c'est important. une autre information. man j'étais tambour major man. ma dàqoon a tëgg ci Pikine. ah. bi may tëgg sabar. ku xewle Pikine boo ma jëlulee doo am lu la neex. parce que boobu booy laa wóor na sama doom yi toog. bi may tëgg bi may bàyyi ñoom ñi juddooguñu parce que maa ngi bàyyi 1982. 82. ah bon 82 ak léegi yàgg na. à l'âge de 18 ans la doon tambour major man Pikine. d'accord mais bàyyi nga complètement. c'est-à-dire que tey suñ la waxoon sax nga dem laal doo laal bàyyi nga. non xam nga lu waral loolu moom laa lay expliquer nii. li lay wan ni Sénégal. dafa am ay nit ñoo xam ni dañuy produire ay doomu adama. dëgg la ba ëllëg ñu doon leneen. waaw. nit ki nag dafa war a am kóllëre bañ a fàtte. ki tax nga doon dara. ndax ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Diop dañu toog répétition. mënuñu dem leen liggéeyi ndax aar bi doxul. te nit day màgg am jabar am doom am yaay am papa. bi may dem Seras di coxé xam nga coxé mooy lan di intermédiaire boobu ñëpp a ma xam su ma xooloon ni xam nañ ma. du ma dugg ci boobu détail yi. loolu ma def nag tey moo ma may. ma dem ba nekk actionnaire ci société bi. mu doon loo xam ne dama koy ñaanal fa mu nekk. yàlla na ko yàlla xare àjjana. mais Thierno encore beneen information bu am solo parce que nee na ci biir art bi la jaaree. ba tey nekk lu mu nekk parce que tamit wax na leen xëy na doxul bu baax nañu ngeen jéem a dem wuti métier mu nga xamante ne bii da ngeen ci mën a dundal seen njaboot Thierno. il y a deux choses. artiste wala art passion la. boo nekkee chanteur wala nga nekk leneen en général passion lay doon balaa muy doon métier. ok. à Hollywood c'est un métier parce que ñu ngi ciy dund ñu ngi ciy tedd. mais le marché n'est pas le même au Sénégal. tout à fait donc da nga koy def. parce que c'est une passion. mais en même temps da ngay am métier feneen. parce que da nga war a li wax na ko da nga yore njaboot. balaa ngay am njaboot say waajur. dëgg la. ensuite nga war a yore njaboot. ak sollicitation yi parce que nit ñi bu ñu la gisee ci télé amaana nga sol costume xamuñu ndax dañ la habillé pour théâtre bi wala dañ la jox pour film bi. ñoom li ñu gis mooy yaa ngi fañ kon xëj na. am nga loolu denc lu am solo donc yooyu yëpp yaakaar day am. donc loolu yëpp mooy indi muy def passion am
parce que boo ko gisee ni muy rôle yi muy incarné ni mu koy incarné parce que y a une chose qui est très importante dañ koy fàtte oui du ñëpp mën a jouer lépp déedéet parce que am na rôle yoo xam ne xam nga rôle bandi la doon jouer tey njabootam bu ko neexoon ñu ne ko papa doo ko jouer dëgg la mais dañuy def discernement moom tam mu accepter entrer dans le rôle parce que c'est un rôle tout à fait il le fait pour un temps après il continue sa vie ailleurs tout à fait xam naa ne moo tax oui si tu permets ma bëggoon ko laaj comment il parvient à aligner les deux liggéey Seras liggéey tous les jours la quasiment bon booy tourner un film ay période la mais ça prend énormément de temps léegi yow nan ngay def pour gérer les deux ñaari carrières yooyu bon difficilement nag laa ko gérer mais nit ki boo jëlee yàlla jiital ko ci sa lépp doo am dara looy ragal dëgg la ndax man actuellement nii ma toll Seras gi ma nekk bu ma xooloon nouveau bi ma toll du ma xëy di dem liggéey ndax am naa lu gën a yomb ndax nit ñi bëgg nañ ma am na ñu may jàppale am na ñu may ay xaalis bu dul jeex mais nit dafa am lu mu war a tàmmal boppam mooy li yàlla santaane ñàkk jariñu absolument dina tax kenn du la yàpp dëgg la dina tax loo bëgg a def ngay def loo bëggul def doo ko def tey li série yi di bëri yëpp suñ ma woowee damay xool concept ba ndax neex na ma ma def ko mais su ma amuloon métier du ma xool ndax neex na ma wala naqari na ma luñ la jox ndax su boobaa njaboot day taxaw ma war leen jox ñu lekk war leen jox ñu naan te su ma ko amulee il faut ma dem nangu liñ ma nar a teg pour ma def ko moo tax liggéey dafa am solo léegi nag ñu dem tuuti ci sunu xarit Sophie moom itamit moo ngi ci liggéey ba te yaakaar naa ne côté gastronomie tamit suñu xarit yee ngi def liggéey bu am solo parce que nag fii ci Pikine banlieue bi ak Dakar yëpp yaakaar naa ne ñi nga xamante ne bi ñu ngi def gastronomie di def passion yeeg yooyu ñoom itamit ñoo ngi leen di nuyu parce que dañuy faral di seetaan RTS 2 Sophie fan nga toll ci li nga xamante ne bi moom nga ñuy préparer fu mu nekk nii waaw yaa xam comme ni nga ko gisee nii defar nañu li nga xamante ne nii mooy suñu madd ba pare comme que ci banlieue bi la ñu nekk Pikine waaw te syndicat daf ñu jege soriwul dama xaw a romb rek daal di jënd ay saamu madd rek ñëw daal di koy defar très bien comme ni nga ko gisee nii nag defar naa ko ba pare déjà nii dama koy servir li nga xam ne mooy ci coupe yi ok si nii déjà dama teg benn citron rek daal di def nii madd bi rek waaw xam naa ci kanam tuuti nag foog ma def ko au frais waaw ba mu gën a sedd ma doo koy mën a servir parce que bu seddul boo koy lekk nii ci tàngaay bi doo mën a xam goût bi dëgg la waaw ñu ngi lay gërëm di lañ la retrouver ba ci kanamee monsieur Mbaye xam naa ne nag on va terminer mais Thierno ma gis nag ne que gis nga il faut mu defal ñu tuuti na muy waxee parce que xaw na ko jund tuuti waaye waa Père Zora man damaa bëggoon nga wax ma ndax yow parce que man des fois bu ma lay seetaan ngay wax dama naan tonton bi mbaa affaire bi du metti ci moom parce que ni ngay indee affaire bi moo doy waar waaw c'est-à-dire nit nag lépp lu muy def ba yow mi toog fii di présenter émission bi ak sama rakk bi waaw boo ci jëmbatul fulaak fayda li nga ci bëgg du ci mën a nekk walaay dëgg la liggéey kenn du ko fooye ak bu mënti doon nag walaay dëgg la da nga koy fulal yàlla fekk si la ci dëgg la ndax tey jii lii may joué nii waaw maa ngi ci am lu bari dëgg la di ci dimbali ay doomu adama su ma ci deful woon la ca war xëy na ña ma ko sant duñ ma gis ba am ci man confiance ba di ma fay li ci war pour ma defal affaire leen boobu mais bu ma ko defee ba pare la ma cee daj moom maag yàlla doon ko xam ndax dinaa naan ay Red Bull dinaa entraîner parce que sama faar yëpp ay dajeeku du dëgg waaye nag c'est pour tout juste rek pour satisfaire très très bien les Sénégalais en tout cas voilà c'est ça ñun kontaan nañ ci yow ñoo ngi lay remercier gis nañ daal ay facettes yu bëri ci moom Thierno te defe naa ne téléspectateurs yi kontaan nañ waa Pikine kontaan nañ parce que nag seen doom ji toog fii mi ngi fiy def liggéey bu rafet ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax Père Zora monsieur Mansour Mbaye waaw bala maa dem ma tàggoo tuuti rek waaw di remercier waa Pikine yëpp banlieue bi bàyyiwuma kenn ndax banlieue dañuy sot dëgg la Pikine maay seen artiste xale yu ndaw yi ñëpp ba bëgg su ma génnul sax dañuy am lu leen naqari beneen bi ci topp tamit mooy waaw damay lancer benn appel sénégalais yi nañu am respect respect fu mu amul dëkk ba du mën a nat walaay dëgg la yàlla dafa ñëw dimbali ay ñu baax meññuñu muy ñu sëriñ sub mbaax si maam Alaaji Malick Sëriñ Touba maam li Maamul Mahdi wu ñu baax ñooñu meññ Sénégal kon Sénégal yi nañu yaru très très te bien jëm a vraiment rafetal diggante yi yéenente jàmm ak salaam boo ko defee suñu réew bi mën a baax du ñàkk ne suñu invité surprise bi da nga dajeek moom mu nekk daal ku mag a mag a mag a mag ku nga xamante ne bii doomu Pikine la Sénégal bëgg nañ ko muy roi bu mag
mbokk yi ñu dem dellu siwaat. waaw mbokk yeeg xarit yi nag dañuy kontaan parce que gis ngeen ne mënuñu woon ñëw Pikine nag te dañu recevoir ay doomu Pikine yu nga xamante ne bii dañu bokk ci làmb ji waaye non seulement bokk nañ ci làmb gi waaye nag def fi nag lu rëy lu nga xamante ne bii mi ngi fi di tege fii ci Sénégal Eumeu Sène RTS 2 mi ngi lay nuyu dina dalal jàmm ci suñu plateau Tam Tam Vacances kontaan lool Eumeu Sène bu tay shi nga n'est-ce pas Eumeu Sène waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu ku nekk ci turam ak santam di fa nuyu tamit Pikine waa yi fii toog yëpp 100% Pikine waa yëpp maa ngi leen di nuyu di lay nuyu tamit aussi vraiment en tout cas kontaan nañu Thierno parce que defe naa ne fii nag vraiment la émission bi war a mën a yem par rapport ak vraiment li ñuy def parce que tey la ñuy jógee Pikine fas yéene dem côté Guédiawaye mu nekk nag Thierno champion bu mag bu nga xamante ne bi yaakaar naa ne bu ñu toogoon fii di fi wax palmarèsam du ñu fi jógee waaye daal mu def Sénégal sànq maa ngi koy wax lu nga xamante ne bi daal mu ngi fi toog te nag carrière bi yemu fi carrière baa ngi continuer mu nekk artiste daal bu ñëpp sopp waaw Thierno Dramé defe naa pour Eumeu Sène soxlatul présenté parce que kan nga daan mu ne la maa daan Balla Gaye deux fois rek doy na CV loolu rek doy na CV mais combat Eumeu Sène bi gën a rëy waaw boo fàttali ko am na fi benn lundi waaw boo génnee si mbedd bi romb xale ku nekk taf sa bën nga naan waa ñii xanaa dañ doon bëkkante si mbedd bi wala mooy combat am ak Gris Bordeaux d'accord ñu seetaan ko en direct sur la RTS jour boobu man Malick Thiandoum ak Max Margan ñoo toogoon ci plateau bi waaw mu nekk un combat bu rëy boo xam ne il était en difficulté n'importe quel lutteur bu doon yow xëy na bàyyi nga bu yàgg Eumeu Sène bëre ba daan Gris Bordeaux combat bu rëy ñu teg ci tuuti mu daan Balla Gaye dernier combat am ak Modou Lo xëy na il a perdu mais il n'empêche que li muy représenté comme lutteur comme porte-étendard Pikine oui mooy fulla fayda jom tout à fait technicien yi ko laaj ñu ne la c'est l'un des meilleurs lutteurs du Sénégal parce qu'en fait il lâche pas c'est-à-dire il lâche pas il ne non lâche pas techniquement l'affaire xam nga nit ñi dañuy fàtte dañuy wax bëre dóor mooy indi dóor songo mais bëre simple bu ñu doon bëre simple rek man gëm naa ne mbër du ko daan ci arène léegi li ñu koy laaj mooy Eumeu bon macha allah ku la xool xam ni ba léegi bàyyiwoo liggéey bi alors Eumeu Sène sa actualité lan la ci lan nga nekk instant yi saison bi jeex na am na ay combat yu waroon yu am solo yoo xam ne ñëpp a ngi ko doon xaar mujjul am démb jot nañ xibaar ni que lu mel ni combat diggante Modou Lo ak Lac de Guiers 2 toxal nañ ko ba octobre ba ca des diggante Ama Baldé ak Papa Sow novembre lay doon yow fan nga nekk waaw man maa ngi le 25 décembre waaw fu mu toll nii moom Bombardier waaw war a bëri Bombardier kon ça y est c'est ficelé waaw defar nañ ko say waaw moom la wax ci la ñuy bëre waaw le 25 décembre ok di ci ñaan yàlla nag roi bi ñëw Pikine parce que vraiment waa Pikine soxla nañ ko ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kattan pour indil ko doomu Pikine te incha allah rabi yàlla mën na ko ñu ngi ci liggéey bi gëm nañ ni nag incha allah rabi roi des arènes na dugg Pikine incha allah waaw kon nag waaw waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen combat boobu mu ne le 25 décembre incha allah waaye Eumeu Sène peut-être nag nga ñëw ak ñun ci sa taxawaay fii ci Pikine parce que xam nañ ne Pikine waa nga xam nañ ne tu es un grand lutteur yow sa taxawaay fii ci Pikine. waaw su ma taxawaay tey li tax ma gën a sawar ci ñëw bi. dama bëre sànq sawaay wax na ko dama bëre ak Gris Bordeaux ma daan ko xëy si ëllëg si ñëpp taf seen jë. ma xam ni man dama war a wone exemplaire bu leer nañ amoo droit def erreur parce que xale yi ñu ngi may bàyyi xel
te ku ne xam ne ni xale yi ñooy yor réew mi ëllëg kon il faut ñu tàggat leen ci wàllu xel ci wàllu lépp rawatina tamit vacances yi may wax ñu moytu géej gi xam nga baax na trop pour que ñu soulager wu mais tamit aussi nañ sóor ni géej gi lu muy rey dafa bari dëgg la waaw tamit ñu bàyyi xel tamit aussi bu baax ci deux roues yi parce que daal vraiment gis nañ ni jamono ji li jeunesse yi di dee dafa bari te wax dëgg yàlla war nañ ci wax dëgg la kon ay porteurs de voix lañ c'est normal tamit aussi suñu amee occasion bi mel nii tout à fait ñu gën a ñaax waajur yi ñuy waxtaan ak seen i doom yi bu baax jeunesse tamit ñu wax leen ni tey yéen a yori réew mi ëllëg dëgg la parce que jeunesse moo mën a doxal réew ñu moytu géej gi moytu yenn danger yu bëri ñu xam tamit aussi seen waajur yi dañ leen soxla très très bien alors ëmb ñu ngi fii ci Xurunaar xëy nga wax ñu yow say fréquentation au niveau de Pikine parce que RTS2 mi ngi woon ci corniche bi gis nañ ne en tant que sportif gis nañ ne foofu def nañ fa vraiment ay mbir yi nga xamante ne sportif yi ñoo ngi fay yëngu ñu ngi fii ci Xurunaar am ay place xëy na nga wax ñu tuuti ci emplacement yi fii ci Pikine ak yow sa fréquentation Pikine fan la exactement waaw loolu moom war na yokk parce que dëkk Pikine moom gën a xam ne wax dëgg yàlla ay jàmbaar ñoo fi nekk dëgg la xam nga tey ndaanaan yëpp mën naa ne Pikine lañ jógee waaw xam nga loolu moom luñ leen defar rek doyul xam nga parce que vraiment ay ñafekat ñoo fi nekk ay nit ñu bëgg liggéey ñoo fi nekk ay nit ñu gëm seen bopp di jàppale seen i waajur ñoo fi nekk kon vraiment loolu dañ koy sant yàlla di wax tamit aussi gouvernement wala autorité ñu gën a jàppale Pikine gën a ibbi tamit aussi ay jëmtuwaay yoo xam ne dafay tax xam nga jeunesse bi gën a mën a dox Thierno waaw xanaa di rafetlu kàddu yi rek parce que aussi dafa am lu muy wane xam nga tout à fait tey suñu invité yëpp boo xool c'est des gens yoo xam ne c'est des personnages des personnalités publiques oui Mansour Mbaye Madiaga acteur la bi muy laata dem am na message bu mu lancé Eumeu Sène nekk mbër mu lancé benn message sensibilisation rawatina ci jeunes yi donc loolu dafay firnde ni même ñoom léegi mbër yi comprendre nañu ni que dama affaire bi nekkatu rek dem bëre lekk say millions ñëw toog foog nga am loo delloo askan bi tout à fait mooy lan mu xam nga Eumeu tey mënul kër gu nekk mu yëkkati xaalis dugal jox la li mu mën mooy di waxtaan ak nit ñi di ñaax xale yi ne leen man li ma nekkee métier la ci laay tedd ci laay yore mbër boo jël mën a ginnaaw ma sant yàlla julli sama yéene mooy dama bëgg yóbbu sama yaay màkk dama bëgg tabax loolu mooy dañuy liggéey mais bu weesoo aussi day baax ñoom ay leader d'opinion la ñuy lancer message ni ñuy woowee autorité pour ñu jàppale jeunes yi ñu wax jeunes yi tamit jàppale leen seen bopp parce que ndimbal na ca fekk loxo borom donc di rafetlu teewaayam di ko sant di ko gërëm tout à fait xam nga di ko ñaanal yàlla li mu jublu yàlla defal ko ci sutura bu mu am ci ndam bi mu ci ut ñëpp ñu bokk ñëpp amiin waaw Eumeu man bëggoon naa xam laata nag ñu lay bàyyi nga dem parce que xam nañ ne le 25 décembre soreetul te entraînement yi dafay tar entraînement yi naka lay demee ak Eumeu sànq ñu ngi wax mbirum seeraas ak yooyu Eumeu lan ngay dundee exactement lu may lan ngay dundee exactement waaw non man moom xam nga wax dëgg yàlla damay am régime waaw parce que tamit aussi dama am médecin boo xam ne li ci ëpp su ma jubloo ci wàllu combat wala moo pare pour defaraat suma yaram nu mu ko war a defaree damay am ay régime yoo xam ne moom laay lekk très très bien waaw xam teel a tëdd entraîner suba waaw entraîner ngoon moytu yenn yi waaw parce que entraînement moom dafa nekk entraîner récupérer waaw entraînement lekk récupérer moo yor sportif d'accord waaw parce que sportif tamit aussi il faut nga nekk ku nekk ci condition yoo xam ne wax dëgg yàlla dafay da ngay am encadrement boo xam ni bon fi nga bëgg a yegg yëpp sa yaram loo ko laaj da la koy jox d'accord parce que il faut xam li ngay lekk xam nga il faut nga xam heure bi ngay nelaw il faut que tamit bon ngay dalu daal bu baax ngay waaw loolu quoi. ngay lan. non dallu. ngay dallu ok en tout cas Eumeu Sène RTS2 mi ngi lay remercier di la gërëm di la sant xam naa ne du ñàkk ne incha allah dinañ la recevoir boulevard de la République. parce que am nañ tamit benn côté sport bu nga xamante ne bii Thierno Diallo ak Thierno Dramé mi ñoo ngi ko fay def nga lancer peut-être un dernier message waaye nag il faut que ki nga xamante ne bii mooy Pagaye daal di ñëwaat ak yow nga génnee ko waaye nga lancer un dernier message téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan xale yi lay seetaan ci vacances yi nga xam ne RTS2 indi na ko fii ci banlieue bi ñu doore ko Pikine Sophie ngi indi teraanga nag waaw parce que nag vraiment faaw ñu teral ñi nga xamante ne bi waaw très très bien ak sama xarit Thierno
jërëjëf waa Eumeu kon nag ñu bàyyi la nga lancé un dernier message ba pare nag ñu gunge la nga xam am noo ñu defal rek ñu souhaiter la bonne chance. waaw d'accord xam nga du ma def rek loolu di ñaanal kilifa diine yi fi nekk. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu Sénégal gi yëpp. te message bi mu wax tamit aussi maa ngi koy partager Sénégal gi yëpp. fu waay munti nekk. deuxième fois bi tamit aussi vraiment maa ngi ñaan Sénégal jàmm yàgg fii. waaw. parce que vraiment wax dëgg yàlla. et entre les supporters aussi ak supporters. ñu nekk ci jàmm. waaw foofu laa jëm parce que ñii ne kilifa diine nañ ñaan. parce que Sénégal moom fan yi tàng na. suñ ko waxee ak suñ ko waxul. dëgg la dëkk bi moom vraiment li fiy xew daa fi am. kon nañ xoolaat bu baax tàggataat xel yi bu baax. di wax kilifa yi ñu ñaan. violence moom baaxul fenn. parce que saa yu amee rek. da ngay xool dëj bu amee boo demee rek. soo deful nag bu mag ñi ñëwee rek dinañ la wax loo bokk ak moom parce que ñëpp ay mbokk la ñëpp a bokk. dëgg la balaa nga xam rek xew am. wala ñu laal ki kenn am problème nga dem fa. di nga ànd ak nit nekk ak moom mbokk sa doog xam. mag ñi ñoo la koy wax. kon Sénégal ñëpp benn lañ. dëgg la loo bëgg ñu def ko sa rak. bu ko def rakku jàmbur. loo bëgg ñu def ko sa mag. bu ko def magu jàmbur. très très bien loo bëgg ñu def ko sa sœur bu ko def sœuru jàmbur. wallaay dëgg la waaw ku la mag nga jox ko cër. koo mag tamit nga am ci moom yërmande. waaw man daal wax dëgg yàlla maa ngi ñaanal Sénégal ñëpp am jàmm. lii ma wax na bu fekkee jub na yàlla suñu borom la. macha allah su ma juumee nag ñu xam ni nit kese laa nit mooy juum. waaw non kontaan nañ jërëjëf kontaan nañ wax ji rafet na te yaakaar naa ne population bi ak xale yi ñoo ngi lay suivre te dégg nañ lu baax li nga wax parce que sànq maa ngi la koy junj nga ne ma man kat maa ngi ciy ñëw muy li nga xamante ne bii mooy violence bi kon nag di ñaan yàlla combat yëpp ak match yëpp yàlla def ci jàmm ba nga xamante ne bii ni ñu ñëw seetaan ci parce que sport tamit fair play la ñu seetaan ki gagné ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam ñoo ngi lay sant di la gërëm kon nag suñu xarit Pagaye Mbaye daal di lay accompagner rek tout simplement Eumeu sant nañ la tous naa ba pare dimbali ñu waay ci benn touche tuuti rek ay ca Pagaye waaw di waaw mbokk yeeg xarit yi nag mu doon suñu xarit Eumeu Sène Thierno mu wax fi nag vraiment ay wax yu extraordinaire te defe naa ne ñu ni tamit loolu la ñu soxloo service public la ñu encore plus proche de vous jege population bi ñu am ci aussi lu nga xamante ne bi mooy des messages forts à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Oui, parce que comme li ñu doon wax rek c'est des leaders d'opinion. Tout à fait. xam nga dañuy waxal ñoo xamante ne xëy na seen baat du àgg fépp. En même temps dañ leen di utiliser aussi pour lancer des messages comme ça. Heureusement que ñoom ils l'ont compris. Oui. ni que léegi parce que ay références lañu. moomatuñu seen bopp. gis nga mbooloo bi ko topp bi muy dem. Tout à fait. nga xam ni Eumeu Sène moomatul boppam. donc lu mu mën a def mooy wane le bon exemple. Absolument. il l'a dit wax ji rafet na moom il veut donner le bon exemple. Tout à fait. Eumeu Sène yàlla dogal na kenn mësu ko dégg ci benn coow. man j'ai fait plusieurs dizaines de combats de lutte. musoo dégg ñu ne Eumeu Sène xeex na ak diw. il a tout le temps le sourire. Tout à fait. xam nga bu ñëwee ñu daan ko mu daanu. il a le sourire xam ni. Très bien. dafa ñëw def liggéeyam après dem lu mu ci jëlee moo xam ne noonu la. je pense que loolu c'est ça il faut positiver. c'est du sport on gagne on perd. mais dans l'absolu on reste un leader boo xamante ne nii. Absolument. war nga mën a di ñaax ñi lay seetaan. ne leen tamit yoon bi nii la. exactement Thierno na nga ko waxee yoon bi nii la mbokk yeeg xarit yi yoon bi nii la ñu xuus rek ñëw ci vacances vertes moom itamit mu ne yoon bi nii la ñu war a entretenir sunu ay marché nii la ñu war a entretenir sunu ay plage mu nekk lu am solo ñu dem xooli sujet bi dellu si waat recevoir Soxna Khady Camara toujours ci Tam Tam Vacances RTS 2 je rappelle que ñu ngi Xurunaar fii ci Pikine tey muy dernier jour bi nga xam ne RTS 2 dana ko passé Pikine ci vacances yi war a xuus nag jëm fi nga xamante ne bii moom mooy Géejawaay. fësal nañu bés bi ñu jagleel garab ci àdduna bi ca forêt classée bu Mbaaw ak ñetti activité bi ci njëkk nekk na ana naka la ñuy defaree suuf bi ñuy jëmbatee garab
tubaab bi di ko woowee empotage bi ci topp njàngum defar table micro jardinage bi ko ñetteel di naka la ñuy jëmbatee garab mu nekk lu tuut tànk yi rafetlu lool. Ça va bien. Oui. lu tax nga ñëw fi. Pour faire un reboisement. Reboisement. Oui. Et c'est comment? C'est très bien. Pourquoi? Ça apprend des choses aux gens. C'est-à-dire? Comment planter des fleurs, comment on peut prendre soin de la nature. Les plantes, c'est important pour la nature et pour l'environnement. May jëmbat garab. Ak lan? Je sais pas. Planter les arbres. Mettre du sable dans les sachets. On va avoir de l'air et des fruits. xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw. ci loolu association yi taxawal ndawi réew mi rawatina ndawi Pikine dellusi nañu ci njëriñu garab ci àdduna bi. jot na tey ci wàllu journée internationale de l'arbre ñun ñu profité ci pour ñëw jëmbat fi ay garab pour mën a vraiment sàmm li nga xamante ni tey moom moo tax sax ñu am dund gu féex tey fii ci Pikine. njëriñu garab rëy na rëy goo xam ne moo waral tey projet bii di vacances vertes fas yéene wéyal liggéey bi ci vacances yi yépp ngir jëmbat lu toll ci 3 garab fépp ci Ndakaaru ak li ko wër. ana lan la ci xale yi Pikine di xalaat ñu déglu seen tontu ci baatu président bu conseil de la jeunesse bu Pikine. projet vacances vertes je crois que lu ñëw la ci waxtu bi ñu ko doon xaaree la parce que bu ñu nee développement durable ñi ngi xalaat génération actuelle bi mais aussi génération bi nga xam ne mi ngi war a ñëw donc bu ñu nee tey dañuy jóg nettoyer quartier yi jëmbat ay garab jéem a defar plage yi ba nga xamante ni nit ñi mën nañ fa dem di féexlu loolu ñun vraiment projet vacances vertes boobu lu ñuy rafetlu la te tamit jeunesse Pikine yëpp dinañ mobiliser wu vraiment engagé wu comme ni ñu ko defee tey ci forêt classée bu Mbao ànd ak donc ñëpp dem ci plage yi dem ci marché yi dem dans les quartiers vraiment accompagner projet boobu ba nga xamante ni projet communauté bi lay doon parce que tey projet pour mu mën a réussir il faut que communauté bi approprié wu ko. ginnaaw njëmbatub garab ci gox yi ngir accompagner bés bi nu mel vacances vertes dina amal itam ay activités set setal ci Ndakaaru bi yëpp lu ko dalee fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ba fanweeri fan ci weeru septembre. mel ni nag muy Thierno initiative bu mag bu nga xamante ne bi soxna Khady Camara am na ko waaye nag Thierno laata may ñëw ci soxna Khady Camara xam nga ñun RTS 2 macha allah ci kattanu yàlla dafa am daal macha allah daal yàlla daal mi ngi ciy teg loxoom. parce que laata vacances vertes di ñëw sànq ñoo ngi koy wax naka la ñuy jëmbatee et cetera ñun dañoo dooroon ba tool ci kër ak suñu xarit Albert Thierno. est-ce que ñoom sax du ci tool ci kër la ñu gis ñu ne xaaral ñu kii mais bon en fait loolu ça veut dire que ñun on a compris. tout à fait. xam nañ lan la que c'était important. c'est important. voilà xam nga. Et encore avant tool ci kër c'est Khady Camara qui a démarré parce que bi muy démarré tam-tam environnement et tout après tool ci kër ñëw. yooyu yëpp même logique bi la rek. mooy tàggat askan wi ci li leen di njëriñ. tout à fait waaw kon nag ça me permettait juste cokkaas sunu xarit Khady Camara Khady maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax gis naa ne ci biir vacances vertes yi yaa ngi ci dugal jeunesse su Pikine bi moo am solo parce que tamit reboisement bi ñuy def Pikine dana ci am wàll set setal bi ñuy def marché Pikine yi danañ ci am wàll Khady Camara ñoo ngi lay dalal jàmm c'est toujours un plaisir en tout cas de te recevoir. jërëjëf yaa xam maa ngi lay delloo nuyoo bi di nuyu mbokki Pikine yi teew fii yëpp rawatina suñu champion Eumeu Sène bi nga xam te ne moo fi toogoon sànq donc c'est toujours un plaisir aussi di ñëw fii comme ni ma koy waxee saa su ne ci banlieue bi parce que man ci banlieue bi laa bokk donc comme ni nga ko gisee xale yi Pikine nee nañu dañu bëgg a approprier li nga xamante ni mooy projet vacances vertes. Très bien. C'est vrai que je les avais rencontrés bi ma demee forêt classée bu Mbao parce que tous les premier dimanche bu mois d'août quoi ci la ñuy célébrer li nga xamante ni mooy journée bi ñu jagleel garab ci àdduna bi donc ci Sénégal fësaloon nañ ko un peu partout mais particulièrement aussi à la forêt classée de Mbao ba nga xamante ni fa laa fekk nag jeunesse su Pikine ñu taxaw tem di jëmbat ay garab di jàngal xale yi tout tànk yi naka la ñuy jëmbatee garab naka la ñuy defaree suuf si nga xamante ni moom la ñu war a jëmbatee garab mu nekk loo xamante ni lu am solo la et puis di dugg aussi dans le cadre des vacances vertes. Tout à fait les vacances vertes mbokk yi
yi waaye nag di leen fàttali nag sunu page Facebook en direct émission Tam Tam Vacances dafa ciy daw Thierno ñu gis nag nekk vraiment vacances yi saa su ne c'est vrai que xale yi arrêté nañ jàng waaye ci biir vacances yi am na ay njàngat yu bëri ak ay njàngale yu nga xamante ne bi defe naa ne xale yi ñu ngi gis ne que ñëpp ñoo ngi ciy taxaw Thierno. waaw dafa am solo parce que xam nga période vacances xale yi boo deful nag bu ñu leen sàgganee rek ñu def naka su dul noonu tu vois donc il faut que xam nga année scolaire dañuy jàngi wàcc léeg-léeg ñu sonn tëdd nelaw noppal wala ngoon si ñu dem jàngi alxuraan wala dem karaté dem sport mais aussi lii da leen tàggat pour ëllëg parce que au bout du compte ñoom lay jëriñ dëgg la xam nga boo planté benn arbre di ko arrosé di ko jëmbat ça responsabilise d'ailleurs da ngay màggandoog moom da lay responsabiliser tu vois te ëllëg da ngay contribuer ci sauvegarde environnement bi sauvegarde planète parce qu'on parle de réchauffement planétaire xam nga te ñëpp xam nañ ni li koy faj mooy reboisement bokk na ci li koy Thierno li nga wax dafa dëgg tellement parce que gis nga ci biir njëmbat garab googu suñu dul woon njëmbat garab yi duñu am sunu jus yi nga xamante ne bi Sophie mi ngi ñu ko indil parce qu'il a fallu que ñu jëmbat mango yi mu sax ñu am ci jus li nga xam ne moom mooy bisaab itamit limon bi nga ci def ak garabu màdd yi ñu ci nuyu suñu xarit ya nekk fële ca Casamance Sophie kon daal garab defe naa ne bu amul woon tey doo taxaw fii tey Sophie waaw loolu dëgg la yaa xam comme ni nga gisee nii sama table bi li mu coloré nii yëpp lii lépp ay meññeefu dëkk bi la ay gàncaxu dëkk bi moom laa utiliser nii tey ay produits locaux yaakaar naa ne bu ñu jëmbatul woon ay garab tey du ma toog fi bay mën a defar lii ñu di ko naan di ci am wérgu yaram très très bien léegi nag màdd bi Sophie fan nga ci toll parce que màdd bi am na daal noo ko defaree ma bëggoon ñu xool tamit xuus ci vacances vertes d'accord gis nga màdd bi ni ñu ko defaree dañu teg sucre bi rek ba mu caraméliser waaw ñu daal di ciy def màdd bi changer aspect bi daal di jël ñaari pamplemousse moom laa découpé aussi tamit def ko ci ma jël mangue boo xam ne dama ko togg ba mu xaw a ñor ma def ko ci toggaale ko ak moom aromatiser ko rek def ko ci samay coupe mën naa ko andi ngeen dégg sa xool lu mu sax mais bu baax a baax waaw te Sophie nag ma jox ñëpp secret bu nga xamante ne bi Thierno defe naa nekkatul secret sax Khady Camara marché syndicat moom wax dëgg yàlla boo ñëwee siwo màdd lañ lay jox siwo màdd boo ko xamante ne bi du cher noonu nga mën cee def lépp Khady Camara vacances vertes yi xëy na nga ñëwaat ci ñu koy wéyal rek ànd ci nag mbokk yi ak RTS 2 ànd ci ak RTS 2 yaa xam comme ni nga ko waxee c'est vrai que vacances vertes comme li Thierno Dramé doon wax sànq c'est très important ñu jagleel ko surtout xale yi parce que période de vacances la ñu nekk il faut que ñu jàngal leen lu bari ci vacances yi jëmale ko ci wàllu protection de l'environnement loolu moo tax yaa xam slogan vacances vertes mooy soppi suñu doxalin ngir sàmm suñu aalam donc dafa nekk loo xamante ni dafa am solo comme ni ma ko waxee woon keroog donc tey pàcc environnement bi ci wàllu reboisement la ñu jël chaque jour avant lancement bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene amal le 19 ca plage bu Bessayao damay dem defi ji état des lieux comme ni ma defee état des lieux ci wàllu reboisement dinañ dem ci plage yi defi ji état des lieux aussi xool naka la mbir mi tëddee foofu ndax set na wala setul est-ce que ñu ngi koy toppatoo dinañ dem aussi ci wàllu marché yi def état des lieux andil ko waa RTS 2 donc un peu partout fépp fu ñu jaar daal danaa jaar fa nga xamante ni loolu la vacances vertes fas yéenee def comme liggéey ren ci vacances yi pour jagleel ko won ko askan wi ñu xam naka la meloon avant ak bu vacances vertes jaalee foofu naka la war a mën a nuróol. alors RTS dana la topp mais Khady en tout cas bonne dégustation. merci ci màdd bi nga xamante ne bi yaa ngi ko yore mbokk yi ma dem régie dellu si waat ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne bi moom mooy météo ànd ci ak Didi ma dem dellu si waat. waaw kon nag Khady Didi maa ngi lay nuyu. encore une fois teew nga fi sànq ñu dellu si waat ak yow ci mbirim météo xool nag prévision yi Khady lan la. yaa xam maa ngi lay fay ñu dem nag si région de Dakar. Dakar matin bi dinañ fa am 26 degrés mais bu demee ba midi tàngaay bi dina xaw a dugg tuuti dem ba 29 degrés. soir bi nag dina wàcc yaa dem ba 27 degrés. très bien en plus on aura un ciel très nuageux. ñu dem nag ba Diourbel. waaw Diourbel nag yaa boo ko déggee. da lay jox njaareem. sama dëkk njaareem nag am na lum la war a jox. sama dëkk dëkku Maam Bamba. ak sama dëkk. dëgg la foofu nag matin bi dinañ fa am 25 degrés. waaw
bu midi jotee dina dem ba 32 degrés. mais si ngoon si dina wàcc ba 29 degrés. foofu tamit ciel bi dina am nuage bu bëri. Linguère matin dinañ fa am 26 degrés. bu demee ba midi dinañ fa am 34 degrés. soir bi nag dina wàcc tuuti ba 31 degrés mais ngaay bi mi ngi fa ba tey. tout à fait. ñu dem Saint-Louis nag. Saint-Louis nag mooy sama dëkk foofu dama ciy kontaan pour wax si yaa. ñoo ngi nuyuwaat. waaw matin bi dinañ fa am 25 degrés. bu demee ba midi dina nekk 29 degrés. soir bi dina nekk 27 degrés xam nga Ndar nag lu mu tàng su ngoonee day feex. dëgg la ñu dem Kaffrine. Kaffrine matin bi dina nekk 25 degrés. midi dina nekk 30 degrés. soir dina nekk 29 degrés. foofu tamit dinañ fa am ay niir yu bëri. ñu dem nag Ziguinchor. Ziguinchor waa Ziguinchor. kon nag ñu dem. jël bag bi Ziguinchor matin bi dina nekk 24 degrés. su demee ba midi dinañ fa am 30 degrés. soir bi dina nekk 26 degrés. ñu dem Matam. Matam matin bi dina nekk 27 degrés. midi mu dem ba 35. ngoon si mu dem 34. très bien. Kédougou matin bi dina nekk 23 degrés. midi mu def 32. soir bi mu nekk 25. foofu tamit on aura un ciel peu nuageux. Thiès laa jëm. oui benn dëkk ñaari gaar. tout à fait. foofu matin bi dina nekk 26 degrés. midi bi dina nekk 31 degrés. soir bi dina nekk 27 degrés. on aura aussi un ciel très nuageux. ñu dem ba Kolda. Kolda matin bi dina nekk 23 degrés. bu yeggee ba midi mu def 31 degrés. soir bi dina nekk 25 degrés. Sédhiou matin bi am nañ fa 23 degrés. midi 31 degrés. soir 25 degrés. Là-bas aussi on aura un ciel très nuageux. foofu laay yem ak yow ba suba. très 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 bien météo. en tout cas Didi ñoo ngi lay gërëm di la sant mbokk yi mu doon prévision météo yi ñu daal di continuer nag vraiment jeexal émission bi di sant di gërëm bu baax a baax waa Pikine waaye tamit delluwaat ci Sophie parce que bu ñu tëjee dañuy bàyyi benn performance bu nga xamante ne bii Pagaye Mbaye ak groupe am dañu koy indil. pour terminer émission bi en beauté waaye Sophie ma delloo la kàddu gi tout simplement pour ñëwaat nag remercier ñama àndaloon. man nag yaa xam fi nga nar a tëjee moo ma xaw a jaaxal ndax man sama tànk bi dafa oyof. waaw mais man maa la gën a woyof tànk Sophie maa la gën a woyof tànk. kon nag tey géew gi maa ngi yow waaw léegi xoolal kon nu ñuy daje fii nii. waaw ñu daje fii si digg daje ci digg géew gi waaw après Khady Camara xam naa mënul mais mu def nii du dëgg. d'accord en tout cas Sophie ñu ngi lay gërëm. merci te di fàttali nag ne que jus yi c'est très bien. parce que c'est à base de fruits. mais ñu éviter trop de sucre. trop de sucre. daf ci am solo lool parce que tàngaay bi tamit di defar lu sedd di ko naan daf ci baax mais tamit bu sucré de trop dootul amati importance parce que da lay lor mala mu andil la beneen jàngoro moo taxit nañu éviter sucre bi. aussi bu fekkee da nga tàng tamit ba yëg ni tàng nga. jëlal sa benn verre d'eau. daal di ciy def 2 morceaux de sucre pressé ci benn citron daal di naan toog relax ci été bi. mu désaltéré la bu baax a baax. Sophie ñu ngi lay gërëm di la sant. on se retrouve la semaine prochaine. certainement à Guédiawaye ah. merci beaucoup El Hadj Thierno Dramé ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax toujours un plaisir et puis on se donne rendez-vous à Guédiawaye c'est ça. Inch'Allah. très très bien. Inch'Allah juste ñu fàttali. waa Pikine ñi fi teew ñëpp. ñu wax leen ni à partir de samedi. waaw gannaaw suba. du 15h. première ligue muy championnat Angleterre. à suivre sur RTS 1 ak RTS 2. très 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 bien c'est un rendez-vous. am na ci solo parce que Pikine ñu bëgg football lañ. dëgg la voilà gërëm nañ la sant nañ la Khady Camara ñoo ngi lay gërëm di la sant. et puis bonne suite pour les vacances vertes. merci beaucoup Yakham et puis da nga annoncé lu ma neex sànq. parce que nag yaa xam man maa moom Guédiawaye de. waaw dëgg la doomu Guédiawaye nga. doomu Guédiawaye la ñu ngi lay gërëm di la sant mbokk yi. di leen gërëm yéen ñëpp di leen sant di gërëm nag population Pikine bi yëpp. parce que nag suñu fi ñëwee def fi ay émission nekk fi si jàmm yéen a ñu yaatal di gërëm autorité yëpp fàttewuñu kenn di remercier toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi dañoo àndoon ak ñoom pour def liggéey bi. parce que sans ñoom wallaay liggéey bi du mën a nekk maa ngi gërëm di sant nag Awa Ndaw Latifa mi nga xamante ne bii saa su ne moom mooy jaar ci bopp bi ak ci bopp Khady Camara di fàttali numéro téléphone am 77 639 69 41 ñu bàyyi leen ak Pagaye Mbaye mi nga xamante ne bii c'est un
c'est un jeune artiste bu nga xamante ne bi Pikine yëpp xam nañ ko mbokk yi mu war ñu defal performance bu mag. Bonne suite des programmes sur la RTS 2 et rendez-vous à Guédiawaye pour yeneen émission. À très bientôt. Au revoir. Pagaye, c'est à toi.